Assalamu alaikum, fidèles auditeurs et auditrices bu Sunu Kër FM, la première radio panafricaine basée à Los Angeles, lëkkaloo ak Cap Sénégal Natangué, un parti en construction bu président Abdoulaye Fall jiite. Képp ku ci bëgg am information bu la leer lu ngay ñaan nga woote ci numéro bi 77 533 39 00. ñooy ñëw tey di leen dégtal seen émission actualité politique de la semaine bu ñuy def chaque mardi bu 17h jotee. ñu fas yéene dalal ci plateau bi tey deux invités de marque muy El Hadji Malick Sarr di secrétaire national adjoint chargé de la structuration du parti Cap Sénégal Natangué, di ci feggoo ak natangoom maître Babacar Sarr di juriste taxawal cabinet de conseil et d'assistance juridique. may am mbégte bu mag di leen dalal ci émission pour ñu waxtaan thème bu am solo muy le Sénégal entre accusation, acharnement et liquidation politique. buñ koy dàkkantal ci wolof dañ naan Sénégal ci diggante tuumaal singali ak faagaagal nit ci wàllu politique. may tourné ci El Hadji Malick Sarr di la wax ne asalaamu aleykum wa rahmatullah, maa ngi lay ziyaar di la jox sa wàccuwaay yow El Hadji Malick Sarr lan ngay nuyu auditeur ak auditrice bu Sunu Kër FM. auzu billahi samil alim min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wassalaam ala rasulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. ginnaaw bu nu musloo ci seytaane mi yàlla rëbb julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu auditrice ak auditeur yu Sunu Kër FM à travers Cap Sénégal Natangué. ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu suma présentatrice Ajaratu Marème Sall ak sama co-débatteur di Sëñ Babacar di ñaan yàlla liñ fi waxtaanee lépp nañ nekk njariñul àdduna bi yëpp ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ñu ko yàlla defal. amiin El Hadji Malick Sarr te di la jaajëfal lu bare bare. xanaa rek may tourné ci maître Malick Sarr di ko nuyu ci nuyu gën a tedd ci nuyu yi muy asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu. kon maître Sarr lan ngay nuyu auditeur ak auditrice bu Sunu Kër FM. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum auditeur auditrice Sunu Kër FM. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di remercier madame Wade ci invitation bi mais aussi tamit di nuyu sama doomu baay mën naa ne sama papa laay wax sax mi nga xamante ni moom la bokk ak débat bi maa ngi koy nuyu vraiment di ko jox wàccuwaayam. di kontaan trop nag vraiment di bokk ci émission bi waaw di la delloo micro bi madame Wade incha allah pour xaar question yi nga xamante ni nar nañ ko fi jibal bu ko defee ñu mën cee indi ay tontu di ñaan yàlla dimbali ñu commencé émission bi ci jàmm jeexale ko ci jàmm aussi lépp lu ñu fi wax aussi tamit doon njëriñ pour ñëpp. jërëjëf madame Wade merci beaucoup. jërëjëf maître Babacar Sarr autant pour moi kenn du yéen ñi ngeen xamante ne da ngeen di bàyyi seen soxla seen yitte ñëw wuyu si woote lépp pour ngir njëriñu askan wi njëriñu Sénégal kon yéen la nit amul seen fay yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fayal boppam. te ñuy ñaan yàlla rek dugg commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla mi mën a jubal yàlla jubal la lépp ba lépp lu ñu fi génn rek muy lu nit mën a jëriñoo muy njëriñul askan wi mu bañ a indi benn rëq-rëq macha allah.
comme ni ma ko waxee woon rek thème bi ñu fas yéene waxtaanee tey ndax amuñu lenn lu dul suñu Sénégal suñu dëkk te mu bari lool ay jàngoro te xëy na ci biir waxtaan rek si li ñu war a mën a indi ay saafara bi nag mën na jóge ci fànn bu nekk mën na jóge ci wàllu nguur comme mën na jóge ci wàllu askan wi comme mën na jóge ci biir askan bi ñi nga xamante ne ñooy wayi kujjante bi nekk ji yeewoo ci biir dëkk bi te ñu xamante ne Sénégal kenn mënu ko xar ñaar waaye nag muy réew moo xamante ni saa yoo xëyee scandale sur scandale ndax wóor na walla wóorul dañuy bàyyi histoire dina indi leeral walla laaw sunu boroom mi nga xamante ne moo xam lépp leeral kon tey nag ñu ci scandale yi ñu ciy indi walla jafe-jafe yi ñu ciy indi tey ñu ciy jël benn nga xamante ne moo nekk ci xët bu njëkk bi muy affaire Ousmane Sonko mi ñu accusé de viol par une masseuse mu indi toole lool ci dëkk bi ku xam yaa ngi wax ku xamul yaa ngi wax waaye ñun nii tamit ñu am sañ-sañ comme que ñu ngi yeewoo ci dëkk bi yi tamit nous avons notre mot à dire looloo tax may tourner ci El Hadji Malick Sarr di la laaj sama première tontu El Hadji coow li jib na wax ji bëri na ku nekk a ngi wax waaye ku nekk yi tamit am nga sañ-sañu wax lan nga ci jàngat ci situation bu ni mel kon nag Malick Sarr ma lay laaj yow bat jàngat nga am ci affaire Ousmane Sonko bi ñu accusé de viol. moo delluwaat wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di am mbégte nag tey moom soxna Marème ñu ngi sant yàlla bu baax a baax julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte lool nag waaw di am mbégte lool partagé ak sëriñ Babacar di ko ziar bu baax waaw xam nga man damay judd ma heureusement que sax ñu ngi partagé nag le plateau li tax mu neex ak un professionnel muy Maître Babacar mu nekk mbir mu nga xamante ne nii c'est un conflit muy deux parties xam naa du ñàkk après Maître dina ci ñëw yaatalaat ci loo xamante ne nii peut-être lan na ca dossier ba une version bi nga xamante ne nii moom la monsieur Ousmane Sonko andi ci loolu lañ jàppagum mu des la version de la plaignante li ci xew démb nag c'est très regrettable ndax image dafa yéeme image dafa doy waar te moo tax ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yore wàllu woowu tamit war nañuy seet bu baax a baax ci wàllu liggéey boobu et ñu bokk ak àdduna bi nag ay yeneen réew réew mi tamit ñu bokk ko ñun ñëpp ñu ay nawle ñu war ko defar ni nga xamante ne nii ci noonu la gënee moo tax damay bàyyi peut-être en tant que professionnel de la matière moom peut-être moom dina am lu mu mën a introduire su ko defee ñu mën a xool ci biir waxtaan wi ñu xam ne nag li ñuy fiy yëkkati ci kàddu lu defar suñu réew rek moo tax waaw lu defar suñu réew rek parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk nag ku nekk nag am sa pierre boo xamante ni war nga ko indi à l'édifice mbooloo mënul ñàkk jiite njiit ba tax na daal mbir mu tey dama yendoo angoissé lu ma gëj a def lu ma gëj a sentir angoisse tey moom laa yendoo waaw suñu dëkk bi nag ñun ñu ngi ñaan yàlla chaque jour fu ñu munti toll fu ñu munti ne ci lu ñu munti nekk aussi tamit yàlla di fi defee doole def jàmm sotti fi ay xéwal ak teraanga ñu mun jaamu yàlla su ëllëgee ñu daje ngërëmal yàlla wàccee foofu kàddu yi.
jërëjëf El Hadji Malick Sarr ne nga ci moment conflictuel lañu toll muy diggante nguur ak opposition te xam naa yi tamit muy conflit boo xamante ne amul benn sentiment kenn du yërëm kenn waaye it tamit dinaa albatiku bàyyeeguma la de dinaa la laajaat ni xëy na tey jii ne de bii moo feeñ bii lañu tegaat sur la table waaye El Hadji Malick dafa mel ni bëri na lu ñuy joxoñ tuuma Ousmane Sonko à chaque fois son nom revient bu jógee ci bii ñu tegaat ci beneen boo koy xool à la longue lan lay niru encore te ku nekk ci situation bu di mel nga xamante ne bu ñuy wax wàllu opposition dañu naan moom moo fi des ci wàllu kujje bi est-ce que it tamit warul woon a xool nu muy serrer les étaux ba nga xamante ne du génne benn yoon boo xamante ne nit dina ci mën a profité di ko am benn galgal bu mu koy teg. gis nga soxna Marème gis nga àdduna ku nekk da nga am mission ku nekk ci ñun muy njiit baag muy ku mel ni man ba nekk ca bas de l'échelle dafa am noo xamante ni nii noonu nga war di doxee noonu nga war di waxee noonu nga war di jëfee lépp nag jëm ci li nga xamante ni mooy li rafet li neex yàlla. li waral suñu waxtaanu tey man dama jàpp ne contexte bi affaire privée la ñu bokk indi dans le champ politique ci sama analyse bopp accusation diggante Adja Sarr ak monsieur Ousmane Sonko. kon man ñi nga xamante ni nii dañ ko bëgg a verser dans le côté politique ba mu jur li mu jur démb ak yeneen tension yoo xamante ni ils se sont soulevés dans le sud du Sénégal et précisément à Bignona parce que lu tax may def précision boobu dafa am importance te ci kanam loolu dinaa ci ñëwaat Sénégal soxna Marème mooy la rusée de tous les appétits man su ko nos dirigeants xamul man sama combat yëpp mooy la conscience citoyenne c'est très important parce que enjeu yi dafa rëy te ay nit lañ nag yore xel xam li xew si di càmbar li xew si àdduna bi waxantuma laa nag loo xamante ni ñun foofu lañ moom muy ñëwaat wax la ne la c'est un conflit privé ci sama li ma ci amagum li ma ko jàngatee ñu bëgg ko verser dans la politique mooy amaat yeneen élément yoo xamante ni day prouver que nangam bi c'est le contraire mais li ma amagum comme élément parce que bu ma def un jugement arbitraire par rapport ak mbir parce que du ma bëgg ñu ma koy def moo tax am na loo xamante ni du may bëgg aussi tamit di koy defaate te yaakaar naa lu am solo la par rapport ak mbir mii nag mbir mi ku nekk si ñun ci sa njaboot ci sa gox ci sa liggéeyukaay da nga ci am benn taxawaay boo ci war a taxawee pour que nag ñi nekk ci kaw xam ni Sénégal ñun ñëpp ñu ko bokk ñi bëgg nekk ci kaw tamit xam ne dirigé wuñu ay xusma ñàpp parce que nag am na loo xamante ni kenn xamul lu koy analyser par rapport ak yow ci sa personne sax. c'est comme
l'affaire Babacar Seye peut-être un de ces jours dinañ ci mës waxtaan parce que suñu Sénégal bi kenn duñu ko taaral ku dul ñun ñi kenn duñu ko defaral lu dul ñun ñi ko moom kon am na loo xamante ni nii image dafa am solo maa ngi la koy doon wax au début image bi te géopolitique bi day ñëwaat ci image bi xoolal ce qui se passe ailleurs rek je ne te fais pas un dessin mu wàcc fi kàddu yi pour bañ a guddal. jërëjëf El Hadji Malick nee nga contexte privé la ñu indi ko ci champ politique comme li ma doon wax rek ne amul yërëm ci champ politique bi ku jekku sa morom rek def ko te nga ne woon ne am na si lu nga xamante ne puisque wàllum yoon dugg na ci dañuy ëlbatiku laaj ko expert bi moom mi nga xamante ne xelam màcc na ci mu gën ñu ci indi ay leeral moo tax muy tourné ci maître Babacar Sarr sama premier laaj muy tuumaal nañu ko Ousmane Sonko génn na di teggi tuuma ban jàngat nga am ci sortim bi surtout soo ko xoolee ci wàllu yoon. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyoo waat di nuyu sunu papa jooju vraiment papa ñoo ngi lay nuyu bu baax di rafetlu aussi argument yi nga xamante ni yëkkati nga ko maa ngi remercier wu encore madame Wade ci boole bi mu ñu boole vraiment ci plateau bi tey posé nga question bu am solo waaye xam nga lii du lu bees parce que mën naa ne am na jamonoy Ablaye Wade bon ci jamonoy Macky Sall tamit gis nañ ni am na fi ñaari yoon am na sax ñoo xam ne ñoo ngi naan ñetti yoon waaw waaye ñun bon appréciation biñ ci mën a def day doon appréciation boo xam te ni lépp ci ay principe lañ koy teg waaw parce que xam nga mbiru politique la te vraiment Sonko li xam nga homme politique boo gis rek am na loo xamante ni daf koy bañ mooy opinion bi maanaam askan wi am benn bët buñ koy xoolee wala ñu am niñ ko jugé waaw maanaam jugé boobu ñu koy jugé te tegul ci lu rafet loolu homme politique bu nekk daf koy bañ waaw loolu moom moo justifié sorti Ousmane Sonko bi man noonu laa ko jàngatee waaw noonu laa ko jàngatee ci sortie bi nag vraiment am na ci yoo xamante ni lu ñuy mën a nangu la parce que bu fekkee parce que moom joxe na ay argument yoo xamante ni argument d'ordre politique la mais aussi am na ay ci discours am aussi tamit soulevé na ay aspects yoo xamante ni aspect d'ordre juridique la waaw mais man foofu damay wax ni li nga xamante ni ay argument politique la Ousmane Sonko mënoon na ko wax mais ay argument d'ordre juridique mënoon nañu bàyyi ay conseillers mooy avocat mi ñëw wax ko waaw parce que tamit xam nga sunu papa ji dafa am lu am solo lu mu wax xam nga ci mbir mi moo ngi amee ci contexte privé mais dañ ko yóbbu dans le champ politique waaw te dans le champ politique moom lu fa xase ñëw rek mooy amul baale waaw amul baale ku jekk sa morom vraiment daal di dóor waaw loolu la mais jàngat bi ñu am ci sortie mu def mooy dafa génn pour mën a fexe seetal boppam ci kanamu askan wi waaw parce que politicien man damay wax jàpp ni politicien am nañu ci bari ragaluñu dem kaso mais nag gis-gis bi nga xamante ne askan wi dañ koy am ci ñoom gis-gis boobu bu fekkee nekkul gis-gis bu baax gis-gis boobu vraiment ñoom ñu dem bu fekkee nekkul bu baax ñu dem tëddi kaso sax moo leen koy gënal waaw man daal dama jàpp ni Ousmane Sonko génn bi mu génn c'est pour vraiment fexe wax askan wi ne lii ñu teg sama kaw nekkul loo xamante ni dëgg la dañ ko def rek pour kalema pour tuer ma politiquement waaw man jàngat boobu noonu laa ci am xam naa incha allah bu ñu demee ba ci biir dinañ dugg ci aspect juridique yi réellement bu soobee yàlla. waaw madame Wade boo ma ko permettre rek
ma am fu ma ñëwaat ci discours bi nga xamante ni Ousmane Sonko déclaration bi nga xamante ni def na ko parce que moom ci biir déclaration boobu xamal na gendarmerie que ne moom du dem du dem wuyi ji waaw parce que moom député la gendarme yi xam nañ fu ñu war a jaar pour fexe nu mu mën a wuy mooy ñu lever immunité parlementaire am waaw te loolu man dama gis ni taxawaay la boo xamante ni avocat mi joué nañ rôle bu am solo ci loolu parce que conseillé nañ ko te conseil boobu ñu ko conseillé man dama jàpp ni en tant que technicien du droit man dama jàpp ni lu baax la parce que buñ ko bàyyi woon noonu mu dem wuyu ji mën naa am leneen am fa waaw mën naa am leneen am fa parce que lii comme ni ma ko waxee du lu bees am na fi amaat na fi waaw du lu bees am na fi amaat na fi mais aussi di def benn kii parce que sama papa dafa am lu mu wax dafa ne Ousmane Sonko liñ koy toppee dañu jàpp ni dañ ko def dans le cadre de la vie privée waaw dañ ko def dans le cadre de la vie privée mais dañ ko indi ci contexte ci champ politique bi waaw mais foofu may leeral Ousmane Sonko boo gisee affaire bi am riir mooy statut xam naa du ñàkk ci kanam dinañ ñëwaat ci vraiment moom leader bu mu doon ak li muy incarné ci réew mi man je pense que ne am na foo xamante ni gars yi buñ ko fay xaar waruñu ko fa fekk waaw warul leen fa fekk waaw parce que Ousmane Sonko du n'importe qui dans ce pays voilà dafa am lu muy incarné te vraiment politique moom mooy loolu waaw erreur bu ndaw politique moom faute amul benn faute boo xamante ni gars yi dinañ la ko pardonné faute boo def gars yi dañ koy exploité waaw léegi nag xam naa ci kanam dinañ gën a dugg ci développement yi nga xamante ni day toucher carrément l'aspect juridique incha allah merci beaucoup. jërëjëf maître Babacar Sarr ñu tuumaal la nga génni def déclaration pour teggi tuuma boobu it tamit homme politique yi du tey du démb mais yàgg na ci kaw suuf mais ëlbatiku war rek maître Sarr di la laaj gis nañ ne bi tuuma gi génnee moom dafa ëlbatiku am tamit ñu mu joxoñ baaraamu tuuma te cité leen nommément est-ce que acte boobu mu posé est-ce que moom favorable na ci moom wala lan la war a mën a jouer ci moom ci situation judiciaire bii nga xamante ne enclenché nañ ko wala buñ ko enclenché wul yi tamit ci la ñu jëm puisque mbirum viol la ñu génne teg ci kaw table bi. waaw madame Wade merci beaucoup ci question bi vraiment am na pertinence waaw Ousmane Sonko moom vraiment déclaration bi mu def ñëpp dégg nañ ni am na ñu mu tudd waaw am na ñu mu tudd waaw mais bu fekkee dañu situé wu sur le plan juridique mën nañ ni loolu mu def de bu fekkee moom day indi ay preuves yu leer comme quoi que ni ñi mu cité ñoom ñoo nekk ci loolu bu boobaa en tant que juriste ñun dinañ ko mën a nangul parce que tamit booy accuser da ngay indi ay preuves ñun loolu la ñu xam accusation boo gis rek am na ay preuves yoo xamante ni moom moo koy justifier bu ñu demee nag sur le plan politique monsieur Sonko loolu mu def lu ñu ko mën a nangul la sur le plan politique ba léegi dama faire la distinction entre le plan politique et celui juridique waaw dama def distinction bi bu fekkee ñëw nañ sur plan politique bi Khalifa Sall Ousmane Sonko ñooñu noonu mu wax ni ñoom ñoo nekk ci affaire boobu lu ñuy mën a comprendre la bu fekkee ci champ politique bi waaw mais bu fekkoon par exemple dafa jékki-jékki tudd par exemple ne Babacar Sarr moom moo def lii bu boobaa man am na possibilité ne Ousmane Sonko li mu wax nii ci man nekkul loo xamante ne lu am la dama koy topp waaw dama koy topp bu boobaa man damay am possibilité dem constituer wu partie civile
parce que li mu wax ça porte atteinte à mon honneur voilà. Mais comme que ci champ politique bi la te ñi mu cité ay autorité lañ waaw. bu boobaa nag foofu ku nekk ci champ politique da nga koy mën a comprendre. Mais bu fekkoon nag ci champ sur le plan juridique la ñu nekk bu boobaa nag accusation boo def nag yoon daf naa la nga indi ay preuve, parce que loolu yoon moom lépp loo wax rek da nga war a indi ay preuve bu ko defee mu mën la ko nangul waaw. Mais nag di wax ni Ousmane Sonko kaawam mën naa ne répétition la, am na fi amaat fi. Mais nag le problème mooy liñ koy tuumaal dafa nekk loo xamante ni lu rëy la, parce que dafa laal ci affaire u mœurs waaw. dafa laal ci affaire u mœurs moo tax affaire bi xaw a complexe tuuti. jërëjëf madame Wade ci question bi, merci beaucoup. jërëjëf maître Sarr, nee nga Ousmane Sonko tuumaal nañ ko fi tuumaalati ko fi te wax fa dëgg yàlla saa ñu ko tuumaalee yi tamit duñ ci mën a teg loxo, luy jàll rek lay doon. waaye bii nee wax fa dëgg yàlla nee nga tuumaal bi dafa rëy lool. te nee nañ nag ci wàllu yoon koy joxoñ tuuma yi tamit day fekk nga am preuve yu leer yooy teg ci kaw table bi pour mën koo tàqalikoo ak ñooñu. bu dee ci champ politique bi nag yaakaar nga ne ñii da nga leen gis ne yaakaar nga ni ñoom ñoo nekk à l'origine, kon di nga leen tudd aussi tamit toujours mu nekk ci bataille politique bi aussi tamit pour mën a setal sa der. kon nag jërëjëf maître Sarr par rapport ak distinction bi nga indi ci wàllu politique ak yi tamit ci wàllu yoon. naa rek may ëlbatiku di jël ki nekk ci ligne bi. allo président Abdoulaye Fall, waa kay ñu ngi lay dalal ci émission bi. jël yaa ngi nekk ci ligne bi, am it aussi tamit ce mot à dire ci li nga xamante ne moo nekk tey ci xët bu njëkk bi ci réew mi ñëpp di ci wax. El Hadji Malick am na jàngat bi mu ci am. maître Babacar Sarr yi tamit wax na li mu ci xam. mooy ëlbatiku yow mi nga xamante ne naataangoom nga ci wàllu politique bi di la laaj président Abdoulaye Fall ban jàngat nga am ci déclaration sa naataango boobu di Ousmane Sonko bi nekk ci guddi yu bër sa tegul. salaamaaleykum auditeur ak auditrice bu Sunuker FM, maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jaajëfal Marème Sall waaye di nuyu aussi sa invité yi El Hadji Malick Sarr ak maître Babacar Sarr. nga indi nag waxtaan wu am solo mu dal ci réew mi le Sénégal entre accusation, acharnement et liquidation. kon boo wëlbati ko laaj ma ci déclaration bu Ousmane Sonko dinaa ci sawar a wax ngir ci tàmbaleem lam wax ni moom la ko ay avocat sant pour mu bañ a bafouer les règles les plus élémentaires de l'article 58 mu jëm ci état de siège bi ak état d'urgence bi ba tax bëggul woon ak ndaje am fa. waaye ci biir loolu même bu ñu jàppee ni mbir mi privé la waaye na moytu ndax bu fekkee dafa jàpp ni dafa am ñeneen ñu ko orchestré kon moom prêter na le flanc ba may leen leneen luñ ko mën a toppe muy délit de l'appel à l'insurrection. bi ci des nit nag
bu ñu tegee ci yow ay tuuma nga am ko toll foo xamante ni boo nee dama ni ñëpp déglu la nga am projet de société boo jaay askan bi ndaw ñi am ci ñu la ci gëm topp la nga wax ci sa biir déclaration que yàgg nañ teg ay plan pour liquider la mu avorté kon wareef la ci yow ngay bàyyi xel ci sa bopp pour bañ a may ñi nga wax ni ñoom ñoo ko orchestré ëllëg luñ la mën a daane donc foofu ça aurait été moi à sa place du ma def appel boobu pour nit ñi génn pour jàmbaarloo buñ ko waree jël si mu am li ko avocat yi wax lu wér la li mu wax lu wér la ndax bala ba wuy am na droit mu wax ni duma wuy ji tant que mbalaanu kiiraayu sama député kenn dindiwu ko kon loolu nag immunité parlementaire am boobu assemblée ñooy dindi mbalaanu kiiraay gi ngir mu mën a dem wuy ji ci yoon ma jàpp ni nag état da ko provoqué daf ko provoqué parce que dañ ko wax ni na wuy si mbaa ñu jël si ko buñ la waxee nga wuy si boo waxee ni lii moo ma fi tax a jóge am na neneen noo xam te ni waroo ko topp ci seen provocation ba bafouer les règles yi nga xam te ni ëllëg ñoom mën nañu ca topp naam bu demoon mën nañ ko sàkkal pexe waaye kooku di la jéem a yóbbu pour nga def benn erreur pour mu téye la yow da nga ko war a pousse ci erreur boobu pour bu la téyee bu ëllëgee bu askan bu jógee ñu xam ne kat moom mii moo def erreur ndax waru la ñoom waruñu bafouer les règles les plus élémentaires de la constitution mooy ñëw jël si la sans pour autant que ñu dindi sa humanité parlementaire donc foofu damay wax ni su fekkonte ni am na ñu xarañ ci gis-gis encadrement communication dinañ gën a ñoŋal communication ba du am benn faay boo xam te ni ëllëg mën nañ ko toppe jërëjëf président Abdoulaye Fall par rapport ak si sa jàngat may ëlbati ko waat rek président Abdoulaye Fall di la laajaat nda xam ne naam tuumaal nañ ko waaye tuuma ji am na ku ci àddu indi ci ay seede ba ko waa division des recherches woowee audition boobu nga dégg lan la war a mën a apporter Ousmane Sonko ci jamono yi mu nekk nii. jërëjëf soxna Marème ci question bi nga xamante ni moom nga laajte te bu fekkente ni jaawatlewuma dafa mel ni kon borom salon bi moom ngay laaj kàddu yu mu yëkkati ndax day setal walla day gàkkal man dama jàpp ni kàddu gi borom salon bi yëkkati ñu bari dañu jàpp ni dafa setal Sonko waaye da ko gàkkal ndax kon borom salon boobu bu fekkente ni li Sonko di wax moo am que ni lu ñu lal la ngir liquider ko kon damay jàpp ni kon kooku ci deal boobu la bokk lu tax dafa am ay zone d'ombre
dafa am ay incohérence ci ay kàddu yu mu yëkkati bi ci njëkk man su ma yoree sama entreprise am sama employé bu fekkente ni njortu naa ni am na lu muy waajal ci sama client ma bàyyi ko ca kon maa ngi ternir l'image bu entreprise bi te loolu baaxul ci liggéey kon damay jël ay sanctions su ma mënul jël ay sanctions comme la règle ma jël ay mesures ma changé ko ak keneen walla ma ñëw taxawu ko ndem te dégg naa ko lii gën a garaaw nag mooy borom salon bi dafa ni ndaw si dafa wax ñoom ñu dégg ko mu ni président Ousmane Sonko moom laay maase ki muy waxal téléphone ni ko nan ko teg dil foofu borom gis-gis yi ak xalaat yi dina ni waaw man su may wax ak soxna Marème ci téléphone ku mel ni El Hadji Malick nekk ca wàll ga El Hadji Malick mën naa dégg li may wax waaye mënul xam ki may tontu la may wax bi ci des Sonko dafa wax ni lim fay maase wu ñaari nit ñoo koy maase waaye ndaw si dafa wax ni Adji Sarr moo ko doon maase mu dem ba ci biir wóoluwu ko mu jël keneen kum ko toftaloo pour ñu ànd maase ndoo président Ousmane Sonko jour bi président Ousmane Sonko di ñëw pour maase wu ndaw si Adji Sarr dafa dàq ki mu àndaloon pour maase Ousmane Sonko ñu laaj ko yow boobu foo nekkoon mu ni dama génnoon vers les coups de 22 heures ñu nekk ci état de siège ak état d'urgence couvre-feu bi fan la war a génn ndax am na autorisation yooyu yëpp dañ ko war a topp xool ndax moom ci deal bi la bokk am déet li ci gën a yéeme mu ni bi mu paree ci massage bi dafa am ku mu woo ni ko président Ousmane Sonko ñëw na fi kooku ni ko ndax am nga sperme bi mu ni ko waaw nan la mën a déggee ndax kële lam ko wax beneen la mu nekk lu doy waar donc nit ñi nag ñu ci bëri dañuy wax da koo setal waaye man jàpp ma ne da koo setal waaye daf koy gën di gàkkal ndax gàkkal boobu mu koy dugal ndax moom ci biir la bokk ci deal bi am déet loolu il faut que enquête war a topp loolu léegi nag bu fekkente ni bokk ci magamit wax na ni am na ñu ko envoyé message wala ñu ko woo di ko proposer ay millions yu bari war nañoo topp loolu ba xam ñooñu ñan lañ te moom it Ousmane Sonko bu demee mu fexe ba indi ay preuve bu fekkee ñooñu dañ koy seetal dinañ indi preuve yooyu ba ñu xam ne kat lii kat deal la mais li ci jaaxal mooy le fait que encore ñu jël manu bi ñu dem pour dem laboratoire pour xool ndaw si ak problème mu superbe yooyu yëpp ñu ci tudd am na lu bëri lu ci mën a nekk yoo xam ne dafa am ay zone d'ombre donc lu jar a bàyyi xel la pour man ndaw si dafa dugal Ousmane Sonko dugal bu mu ko dugal nag ndax moom dafa bokk ci deal bi loolu lu ñu war a leeral la bu fekkee deal am na. jërëjëf président ci jàngat bi ne nga seede ndaw si kàddoom yi jóg bu ñu yaakaaree da koo leeral dafa setal deru Ousmane Sonko da ko gën a dugal
am na ci ay zone d'ombre ci waxam bu am na si yu bari yu mu ciy wax boo ci seet dañ naan bu ci bu dul complice yi tamit am na li nga xamante ne lu ci bari mu ngi koy wax waaye dese naa leer ci boppu askan wi waaye président may wax ne lii nii boo koy xool acharnement bi liquidation bi commencé wul ci Sonko gis nañ fi Khalifa Sall ak tant d'autres ñi nga xamante ne jéem nañ leen liquider ak te ay am nañ ci sax gain de cause puisque Karim Wade ngi nii aussi tamit tuuma te tuuma boo nga xamante ne des fois duñ ci duut baaraam mu ngi mel ni ma am que Karim ñu ngi wax ne ay nangam milliards ak nangam te ba tey lan lañ ci duut baaraam lu ñu indi teg ci table bi askan bi mu leer kon nga xamante ne lii yàgg na fi léegi ma lay ëlbatiku di la laaj yéen waa opposition parce que gisoon nañ fi Sonko mu nekkoon fi au devant de la scène ay la yéwén lu waay di wax xam naa ne occupé woon na place bu favorable ci biir opposition bi mais léegi ban njàngat ngeen ci am yéen ñi nga xamante ne yéen ngi tamit ci wàllu opposition bi nan ngeen ci war a mën a taxawee encore à l'avenir nan ngeen war a mën a taxawee ba nga xamante ne nëkk sa xër yi nekk ci biir langue politique bi ñu mën koo mën a moytu. jërëjëf Marème da nga ñëw ci acharnement bi ak liquidation ñu tàmbale ko ci Karim Wade ak la CREI mu nekk une injustice ñu jóge foofu te Khalifa Sall buñ ko téye àddu woon naa ci parce que man mënuma nangu une justice à deux vitesses te loolu lépp li koy indi mooy la non séparation des pouvoirs. On voit souvent la mainmise de l'exécutif dans le judiciaire et ce qui est anormal. C'est aberrant pour un état de droit. te luñ ñu jaayoon la ba pare wëlbatiku gis ñoo xam te ni dañuy def pire njiitu réew mi jël loxoom wala coñcoom teg ko ci dossier yooyu moment boobu diggante état bi la ak yenn acteurs politiques yenn leaders yi mais bii c'est une affaire privée Sonko la ak keneen Sonko dina indi ay preuves ndax état bi la wala du moom parce que je vais être parmi les opposants yoo xamante ni dañuy nekk une opposition constructive wax lu wér ba xamante ni bu ëllëgee ku la déglu dina xam ne lii muy wax tegu ko ci teeyu bakkanam ak parparloo moo tax mbir mi bokkul léegi nag yóbbu nañ ko ci contexte politique bi ñu ko yóbbu dégguñu état wax waaye Sonko moo ñu wax ni lii lépp ci pexe état la bu fekkee loolu mu wax ça s'avère vrai damay wax ni ñépp nañu jóg takku taxaw pour loolu mën fi deñ waaye ñu jaar ko ci lu légitime ndax réew mi ñoo ko bokk Sonko dafay nourrir l'espoir d'une jeunesse ba tax moom it war na gën a mën a moytu comme ñun ñii ni ñu war a moytoo tey ñun leader politique yépp dinañ ci gën a jàng
ndax liquidation yooyu nii muy amee ci diggante pouvoir ak opposition noonu lay amee ci biir parti ay tuumaal noonu lay amee ci biir parti ay tentative de liquidation kon dañ ciy jàng ni ñun homme politique yi war nañu xool fi ñuy dugg fu ñuy teg suñu tànk ñun leader d'opinion yi ak leader politique yi war nañu xool fi ñuy teg suñu tànk damay wax sax ni dama ciy profité di wax ni Cap Sénégal Natangué am na ci ñoo xam ni sax mën nañ ma ci mere ndax tey su may xool ñi ma ci mës a gisanteel wala ñu ma mës a dem seen kër ci bu dee jigéen ndax nag gis nga xaalis ak jigéen saytaane la moo tax ñett laa ci mës a gisanteel maa ngi koy jéglu parce que lu tax may wax loolu mooy damay éviter lu bari parce que comme ñu ci bari mosoo leen gisante da ngay fexe ba da ngay moytu ndax mbooloo yu mel nii infiltration da ciy am te xamoo ku ñu yabal kan la te booy dem ci yenn milieu yi bu dee jigéen da nga am ko àndal loolu laa ci jàngat moo tax ñu bëri dinañ jàpp ni dama ñàkk yitte du ñàkk yitte de ñetti nit laa fa mës a dem seen kër ku mel ni Nabou Konaté ku mel ni Awa Thiandoum ak ku mel ni Jojo Gaye te yooyu yëpp damay am ñu may àndal donc dama ciy gën a jàngaat gën ci parluwaat ndax mën nañu yabal jigéen mu ñëw dugg ci sa biir parti ngir lan ngir déstabiliser la mën ci biir parti bi sax mën nañ lay tuumaal ay versement détournement ak nangam pour déstabiliser la moo tax ñun acteurs politiques yi war nañuy xool bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ci suñuy militant ak suñuy militante bu baax ba ëllëg tuuma du mën a tegu suñu kaw. opposition bi nag dañu war a gën a taxaw bu fekkente ne état bi la nañu taxaw jàmbaarloo ak moom ba ñu am un état de droit fort pour bu ëllëgee tentative de liquidation du am ci réew mi. jërëjëf président sa intervention am na solo lool kon ñu ngi lay jaajëfal sa contribution sa xalaat bu rafet bi nga indi mais nag plateau bi nii la rek la liberté d'expression la ku nekk li nga xalaat ngay indi nga wax ñu sottante xalaat ba ñuy ëlbatiku trouver ci consensus wala ñu ëlbatiku lépp bàyyi ko ci loxo yàlla moom mi yore leeral kon nag jërëjëf président xanaa may tourner rek ci maître Sarr puisque président da ciy indi ci waxu état de droit damay glisser foofu sama question parce que maître Babacar Sarr gis nañ bi yëf yi amee section des recherches def na ay investigation naam ñuy laaj procédure bi mu jaar ndax dëppoo naak yoon wala am na ay jalgati ndaxte naam kii di député du peuple constitution bi muur ko malaanu kiiraayam est-ce que fa ñu jaaree sa moom pour mu wuyu jàddu na wala jàdduwul it tamit borom salon bi boo ko xoolee ci audition def nañ ko 3 yépp avocat toogul 4e bi la avocat toog est-ce que loolu yépp dëppoo na ak yoon ni mu war a doxee. waaw madame Wade vraiment maa ngi lay remercier par rapport ak question bi nga xamante ni indiwaat nga ko waaw xam nga monsieur Ousmane Sonko kilifa la ci réew mi parce que parlementaire la te loi li mu wax dafa leer bu fekkee dañu jàpp ni un parlementaire dañu jàpp ni dafa commettre une infraction wala ñu koy jiiñ ni dafa commettre une infraction à la loi pénale moom dafa am benn
benn protection boo xamante ni yoon moo ko jox mooy immunité parlementaire bi nga xamante ni yéen a ngi koy dégg ku mel ni Ousmane Sonko député la Ousmane Sonko député la kon dañu war a respecter li nga xamante ni moom la loi wax mooy ñu saisir Assemblée nationale pour ñu dindi li nga xamante ni moom mooy immunité parlementaire boobu bu ko defee mu mën a dem wuyu ji waaw parce que mënuñu jàpp ni Ousmane Sonko citoyen la ordinaire ni non parce que député la dafa am benn responsabilité bu muy kii ci dëkk bi kon li nga xamante ni yoon may na ko nañu fexe ba loolu dara du ci dañ waaw dara du ci dañ li tax nag section de recherche de la gendarmerie yi jékki-jékki convoqué ko noonu peut-être mën nañ jàpp ni mën na am stratégie la parce que man foofu du ma ci sori mais nag Ousmane Sonko am na ay avocats yoo xamante ni ñu mat lu ñu doon lañ bon nee nañ ko carrément bul wuyu ji parce que yow parlementaire nga dafa am ay loo xamante ni benn kii boo xamante ni loi moom moo la ko jox yow loolu noonu mayul ku la bëgg police wala gendarmerie convoqué la noonu directement ñoom dañu war a am fu ñu jaar fu ñuy jaar mooy assemblée nationale waaw assemblée nationale. léegi beneen bi aussi mooy doon nga wax ci audition bi nga xamante ni gars yi doon nañ ko def ci ndaw si waaw loolu moom xam nga dafa am lu ñu naan article 5 de l'UEMOA loolu moom li mu wax nee na képp koo xamante ni téye nañ la police am nga droit sa avocat assisté la police wala gendarmerie waaw léegi nag problème bi mooy est-ce que article boobu ñoo ngi koy mettre en œuvre loolu tamit parce que boo dee théoricien comme sunu genre gi parfois da ngay gis problème boobu moom moo taxoon ñu kaawu Thione Seck ñu annulé woon procédure bi mais aussi kaawu Khalifa Sall tamit amoon na benn problème bu ci amoon mais ba léegi article boobu noonu am na sax benn lël boo xamante ni defoon nañ ko parce que article bi dafa am ay failles yu ci nekk te c'est tout à fait normal parce que nit moom waaw madame Wade article boobu mooy article 5 de l'UEMOA moom dañ ko def pour fexe ba nga xamante ni nit ki buñ ko téye gendarmerie wala police moom avocat am day taxaw moo tax sax article bi ñu formuler ko nii ñu ne les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation durant l'enquête préliminaire dans les locaux de la gendarmerie ou de la police devant le parquet waaw loolu moom la article bi wax mais le problème se situe au niveau de la mise en œuvre de cette disposition parce que bu ñu sur le plan pratique comme par exemple ki nga xamante ni dañ ko téye fii avocat moo ngi nekk tribunal de grande instance bu Diourbel nekk foofu di défendre benn dossier ñu téye ko fii est-ce que dañu war a téye client bi kii bi ki nga xamante ni dañ koy topp la personne poursuivie ba avocat am ñëw wala déet kon article bi ci boppam bi muy ñëw dafa àndaaleeg ay failles waaw léegi failles yooyu nag bon moo waral est-ce que sunu homme de tenue yi dinañ mën a respecter article boobu comme ni mu waree waaw loolu question la boo xamante ni question bu ñëpp di poser bépp théoricien wala les universitaires bépp universitaire yaa ngi koy poser mais aussi les praticiens aussi ñoo ngi koy poser parce que mbir la question la boo xamante ni wax dëgg yàlla bari na ay laaj yoo xamante ni mën nañ ko ci daal soulever kon mbir la boo xamante ni mbir bu complexe la mais ñu jàpp ni daal Ousmane Sonko nekkul n'importe qui dañu jàpp ni dafa am loo xamante ni ñoo ngi ko koy tuumaal moom député la te sunu loi nee na député bu defee buñ jàppee ne dafa commettre une infraction à la loi pénale nañu demander Assemblée nationale ñu commission ñu fexe nu ñu relever immunité parlementaire am waaw loolu benn la deuxièmement mooy képp koo xamante ni téye nañ la ci police wala gendarmerie
ñun dañu bokk ci benn espace communautaire bu ñu naan UEMOA nee na ci benn kiwam ne bépp avocat bépp client bépp nit bu ñu téye ci gendarmerie wala police yow am nga droit sa avocat ñëw assister la waaw am nga droit sa avocat ñëw assister la léegi nag mu des nag wax dëgg yàlla texte yi bu ñu ko defee mooy nañ fexe nuñ ko respecté mais buñ ko respecté wul rek day indi lu bari looloo waral mbir mi dem ba ci kanamu juge bi di annuler procédure voilà xew na ci kaawu Thione Seck mais aussi kaaw Khalifa Sall ci procès bi amoon na jafe-jafe yu mu juróon tuuti jërëjëf. jërëjëf maître Sarr rek xanaa ma lay poser sama dernière question rek ndaxte waxtu baa ñu ngi ñuy dab mais gis nañu ne bii nga xamante ne accusation bi am na gis nañ ne wax fa dëgg yàlla nit ki sooy ànd ak moom liñ ci am aperçu buñ ci am lu ci bëri te ñu am yaakaar ci moom te ñu gis ne mu ngi xàll yoolam ci wàll politique bi te am na ñu muy inquiété ñu jàpp ne bataille politique la ba ñi nga xamante ne ñoo xamante ne moom mooy seen leader gis nañu mu am soulèvement populaire bi def na ay casse mu indi ay perturbation à l'ordre public te encore ak moment fii ñu toll nii état d'urgence bi nekk ni état de siège nekk fii wax fa dëgg yàlla ñuy traiter attroupement est-ce que ñii ñu jàpp nii ak dégâts yi ci am lan moo leen war a mën a lan la ñu ragal ne war na leen mën a topp ci yoon. waaw madame Wade vraiment kontaan nañ aussi ci question bi nga xamante ne posé waat nga ko waaw xam nga yoon moom ñi nga xamante ni xam nga dafa am lu ñu naan trouble à l'ordre public parce que am na loo xamante ni état d'urgence état de catastrophe sanitaire la ñu nekk waaw am na yoo xamante ni dañ koy interdire loolu nag bu fekkee interdiction yooyu am na ñoo xamante ni ñoo ngi koy violer ñooñu il risque gros te wax dëgg yàlla li leen ciy xaar rek mooy sanction pénale moo leen ciy xaar waaw moo leen ciy xaar parce que d'accord ànd nga ak leader politique mais nag na nga ci ànd ak xel parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal ñun ñëpp a ko bokk parce que bu ñu fexee ba réew mi tàkk ci ay mbiru politique ku ci mel ni man mënul génn dem Guinée madame Wade mënul génn dem fële Mali kon ñun Sénégal rek la ñu am je pense que ni lépp nañ ko rafetal rek parce que boo gisee man affaire politique ma xaw a day kii tuuti parce que la cay am moo xaw a day waar parce que politique bi ni ñu koy defee Sénégal dafa xaw a jéggi dayoo waaw te loolu vraiment kenn rafetlu ko jërëjëf. jërëjëf maître Babacar Sarr yal nañu yàlla may rek mu wis ndox mu sedd ci si Sénégal te may ñu it njiit yi nga xamante ne dañuy am yërmande te yërëm seen askan may ëlbatiku rek ci El Hadji Malick Sarr moom itamit pour sa toute dernière question ma lay laaj ci mbir bi ni muy demee ak yeneen problème yi nga xamante ne jaar nañ fi tey jii naam sax nee nañu bii du ci diggante nguur ak Sonko waaye ñaaw nañ ci njort ne xëy na nguur loxo mi ngi ci est-ce que lii situation yi ni mel ñëwal na démocratie réew après soo paree rek nga profité waale tàggoo auditeur ak auditrice yi Sunuker FM. maa ngi ñëwaat sama audio bi dafa rëcc quoi may kontaan maa nga doon wax naan ko may kontaan ci analyse président Ablaye Fall ci lu mu décortiquer li nga xamante ni mooy situation bi ci ni mu ñëwee ci premièrement analyse bi incohérence yi
ak communication bi nga xamante ni moom la monsieur Ousmane Sonko def man lecture boobu laa ci am parce que soo déggee démb dans l'euphorie am na ñu nga xamante ni nii peut-être seen gisin noonu la demee chacun est libre de seet ni ñu ko xalaatee mais froidement dama gis ne y a des incohérences par rapport ak la déclaration de la patronne li nga xamante ni moom la monsieur Sonko indi bref muy nekk ay erreurs de communication te nit da ngay ànd ak ñi lay wax li nga xamante ni mooy li baax mooy li gën. On ne défie pas un État. L'État est très puissant. nit du taxaw di défier un État rapport de force mais xanaa rapport de force day nekk force égale. Deuxièmement man yii du ma ça ne me dit rien parce que gisoon nañ fi ay Berlusconi waxuma si réew mi mu bokk nga xamante ni du nord au sud loo fa laal bu ko moomul am na ci wàll mais l'affaire Ruby ku ne déggoon na ko le bunga loolu ku nekk déggoon na ko fi kon après nag fu mu mujjee moo tax nit ñi dañu teey parfois si c'est vrai ku ne njiit nga dafa am comportement bu nga xamante ni moom lay kii ànd ak yow parce que man sax loolu laa gëmul man su may ànd ak nit damay ànd ak nit autour d'un projet mais du ma topp nit loolu laa gëm du ma topp nit damay ànd ak nit si autour d'un projet voilà yeneen yi nag yi nga xamante ni nii indi nañ ko qualification délit yëg nangam loolu damay koy bàyyi appréciation yi nga xamante ni nii ñoom ñi nga xam ne ñoo yore mbir mi parce que contexte bi ñu nekkee tout rassemblement est interdit yow tu appelles à ça ba am la ca xew ñi nga taal seen oto ñi nga xamante ni nii peut-être yaa ngi dégg demu soxna Fatou quand elle a traversé cette zone après putam bi mais imagine ñi fa dëkkoon nag di jëndoon nooyu loolu politique nag c'est l'art de gérer la cité de bien gérer la cité waaye naa ko def rek parce que nit soo waxee ni dafa am looy prôné tu t'interdis certaines choses da ngay priver sa bopp yenn choses yi waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñu yàlla joxoñ man chaque jour dama koy wax mooy gën gi mbindeef suñu ay waajur ginnaaw yàlla ak yonent bi lu xaw ci àdduna bi ñoo ñu gënal ci ku nekk si ñun ñi waaw léegi yow tu appelles à ce que am noo xamante ni loolu ngay prôné am na ligne de conduite boo xamante ni yow lépp am na yoo xamante ni si c'est dans la mesure des possibilités ça tu dois le priver à plus forte raison moi j'ai borom ku ñu tëru koy da ngay teggi j'ai une douleur massage professionnel yi ñu ngi dem ci kër à domicile ñu ngi def massage à domicile puis wax dëgg yàlla nag jéeg yi ñu yàlla booleel nag tant soit peu nag am na loo xamante ni même s'ils sont pas professionnels nag loo xam mën nañ ko malgré toi parce que am na loo xamante ni soo ko incarné da nga tu te sacrifies ba kenn du la am lu lay tuuma nag ci àdduna tuuma moom si àdduna bi yàgg na fii soxna Marème tuuma moom boo déggee sëñ Makarimul Axlaa si semaine passée mi ngi ciy waxtaan par rapport ak sayyidatuna Aïcha kon tuuma alalu gor la natt alalu juddit la waaye du tax nag tu appelles à ce qui s'est passé hier rafetul sunu frontières yi poreuses di ce qui se passe dégg nga lu ñu wax dans les journaux avant-hier ay ñoo xamante ni nii ay nit ñu animés de mauvaises intentions la l'armée est en train de sécuriser le sud du Sénégal contexte bi moo ma naxari quoi man contexte bi te
l'armée si ay doomi sénégalais lañu ñu ñuy def un travail extraordinaire. Je ne sais pas ndax yaa ngi am lecture bi may wax en tout cas daal man li ma bëgg wax daal ci lépp mooy Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk politiciens yi moomuñu ko. njiit daal dafa am lu ñuy xaar ci yow ci comportement ci discours bi nga xamante ni moom ngay prôné loolu sa intérieur yow dafa war a nekk loolu parce que la preuve xoolal fi mu toll nii ce qui est désolant benn une jeune fille une jeune dame de 21 ans fi mu toll nii moom on dit sax et puis voilà quoi voilà soo gisee sonn même nu ñaa mu bëgg ko toujours discours am day indi jigéen ak valeur am waaw jigéen ak valeur am ñu indil yoo xamante ni ay massage ak ay salon de massage ay amam ñun gis nañ amam yi dafa am yoo xamante ni ñun ay waay yàlla ñu yàlla jàppale ñun am na yoo xamante ni suñu cër yi nga nekk loolu nekkul sa cër soo ko buggee cëroo après lu ne la cay fekk loo xamante ni du la neex voilà ay amam yi ñoo koy gis ay en Europe ci benn yàlla ne la laa taqaraboo zina laa bul jege waaw après nga tu te permets ñu lay xam nga ba am yoo xamante ni ñu la koy waxal nga yore sa famille Ousmane Sonko dafa am sa famille am say enfants am sa femme ses femmes di ko bëgg am loo xamante ni nii ba pare ngay am benn discours boo xam ne ni moom ngay vendre benn góor dama doon wan daw ba ñu ne wax da nga ragal sax jëlal nag li ñuy wax yëpp pour ñu xam ni suñu Sénégal gii ku ko bëgg a yàq di ñu tooñ te ku ko bëgg a yàq on fera face avec toi ñun ñëpp ñoo ko bokk war ko defar ku nekk am sa brique boo ñëw teg mu jëm ci kanam am na ñu fi nekkoon dem nañu ñun ñii dañuy dem yi tôt ou tard te dinañ rendre compte nag il faut que ku munti doon kiy accusé ki ñuy accusé ku ci nekk ñi ciy wax ak ñi ciy commentaire ñëpp na nga xam ne yàlla moo fi nekk te dara upp ko yàlla na ci yàlla def ndox mu sedd Sénégal gañe ci Sénégal jëm ci kanam adduna bi jëm ci kanam pandémie bi yàlla dindi ko fi jégal ñu suñu rëcc baal ñu suñu bakkaar nangul ñu suñu jàmm ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu yomb yàlla defal na ko ñëpp ci barke Yonent bi jégalu ñëpp nag di baalu àq ñëpp di baalu àq yàlla boole jégal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf El Hadji Malick c'est sa analyse macha allah politique autrement kon nag comportement yi dañ koy xoolaat bu nit ñi amee fuñ la teg dina am lu ñuy séentu ci yow ay la yëwan nañ la fa fekk nga taxaw fa kon nag ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa disponibilité ak sa contribution de taille yi nga indi ñuy ëlbatiku aussi tamit di gërëm maître Babacar Sarr macha allah ndaxte nit ki loo wax rek tibb ko ci fait sociétal am na soubassement ci wàllu yoon te indi nga ci ay leeral ndaxte wàllu yoon dafa sew lool te nag yoon bi tam ñu jël ko taqalte ko ripp ak wàllu politique ba des fois di nga dugg ci si politique bi di nga xamante ne di nga ko poser comme acte te it tamit nit ñi duñ ci lebalante dara ba mu indi la ci ay ndigg sërëxal loo xamante ne fa ngay mujjee du rafet waaye nag mbir bu amee ñu génne ko ba mu yegg ci loxoy yoon ay la yoon am nag amul dañuy ñaan askan wi ñu toog bàyyi ci wàllu yoon mu xool lan la ciy àtte te bu ñu demee it tamit nit ba ñu jël teg problème ci kaw table ay la yëwan na nekk séparation des pouvoirs boo waree doxalal yoon ba mu yegg ndaxte yoon moom mooy may jàmm ab réew
fu dëgg nekk yi tamit na fa nit taxaw ci dëgg te it tamit politique warul mën a tax ñu dooni ab noon ba boo jëlee lenn lu ñaaw li war koo mën a teg ci kaw nit rien que pour sànk ko it tamit loolu tamit du intérêt démocratie tamit du intérêt askan wi ab réew jàmm lañ ci soxla ab réew dal lañ ci soxla pour réew moomu mën a jëm ci kaw ak ci kanam xam naa ne naam ku bëri léwul boo ëlbati ko di toj loolu da ngay delluwaat ci point de départ yi tamit amul njariñ te nguur nag yàllaa ko moom mooy xawal ko ka neex mu teg ko ca kon nag bu ñuy xëccu nañ ko xëccu ci anam yu rafet ndaxte nettali suba dafay am bëtiku rek di tàggu auditeur ak auditrice bu sunu kër FM temps bi ñu mayoon jeex na tàkk te liy duuf ci nag li xajul ci cin li xanaa ñuy leen di joxaat beneen yoon rendez-vous beneen yoon ñu dellu si waat mën a waxtaanaat toujours ci suñu réew si suñu doxalinu réew lu koy gàllankoor wala lu ko mën a yokk ba nga xamante ne day egg ci kaw ak ci kanam kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di wax ne képp rek ku bëgg lu la leer ci parti bi ñu ngi lay ñaan nga woote ci biir numéro 77 533 39 00 muy parti bu nekk en construction Cap Sénégal natange njiit ba di président Abdoulaye Fall jërëjëf